نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, nous le louons, implorons son aide et son pardon. Nous recherchons sa protection contre le mal de nos âmes et la perversité de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité, digne d'adoration qu'Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Mes frères et sœurs, l'islam éclaire tous les domaines de notre existence, nos paroles, nos actes et nos attitudes. Nous vivons aujourd'hui dans un univers numérique où un simple message peut franchir des continents en une seconde. Les réseaux sociaux, s'ils sont mal employés, deviennent un terrain de mensonges, de diffamation et de haine. Il est donc indispensable de rappeler les règles divines qui protègent l'individu et la société. Allah subhanahu wa ta'ala déclare: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la takfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ne poursuis rien dont tu n'aies connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, il y aura interrogatoire. Ainsi, chaque clic, chaque partage engage 3 témoins: ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et ce que notre cœur a validé. Chacun sera questionné au jour du jugement. Chers frères et sœurs en islam, le mensonge est la première des dérives remarquées dans les réseaux sociaux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le mensonge. Il dit: فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna al-kaziba yahdi ila al-fujur, wal-fujura yahdi ila al-nar, wa la yazalu ar-rajulu yakzibu hatta yuktaba inda Allahi kazzaba. Le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu. L'homme ne cesse de mentir jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme menteur. Qu'Allah nous en préserve. Un faux tweet, une rumeur virale brise la confiance, détruisent des carrières, allument des conflits et inscrivent au registre des péchés récurrents celui qui l'a lancé, chaque partage ajoutant à son fardeau. Sur les réseaux sociaux, où les informations circulent rapidement, un simple mensonge peut se propager et causer de graves préjudices à une personne, à une communauté, voire à une nation. En tant que musulmans, nous devons nous rappeler que même dans nos publications et partages sur les réseaux sociaux, nous avons une responsabilité morale de ne pas propager de fausses informations, de ne pas altérer la vérité et de ne pas mentir, que ce soit pour faire du mal à quelqu'un ou pour des raisons futiles. Chers frères et sœurs en islam, le mensonge provoque la diffamation. Le Coran avertit: Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Ô vous qui avez cru, qu'aucun groupe ne se moque d'un autre groupe. Puis, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Et ne médisez pas les uns des autres
L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliqua: Al-ghiba zikruka ahak bima yakra, fa in kana fihi ma taqul faqad irtabta, wa in lam yakun fihi faqad bahatta. La médisance consiste à mentionner ton frère d'une manière qu'il déteste. S'il possède réellement ce que tu dis, alors tu as fait riba de lui. Et s'il ne le possède pas, alors tu l'as calomnié. On l'appelle burhan. Humiliation publique, capture d'écran intemporel, climat de suspicion. Voilà les dégâts de la diffamation numérique. Si l'on a fauté, l'islam ordonne de se rétracter devant la même audience, de demander pardon à la victime et de compenser le tort par des œuvres pies en sa faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans un autre hadith rapporté par Muslim: celui qui dénigre son frère, Allah le dénigrera. Le dénigrement est une forme de diffamation qui, en plus de causer du tort à l'individu ciblé, peut créer une atmosphère de haine et de division dans la société. Chaque mot que nous écrivons ou nous disons en ligne a un impact, et en islam, nous devons toujours être vigilants pour éviter de nuire à l'honneur d'autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne: La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, et ne vous tournez pas le dos. Soyez serviteurs d'Allah, des frères. Très frères et sœurs en islam, commentaires humiliants, même diffamatoires, raides et doxines ne sont que la version moderne de la médisance et du colportage. Se rappeler l'intention à chaque fois, avant chaque publication, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant de répondre à une provocation, choisir la paix plutôt que la querelle. Voilà la bonne voie que doit emprunter les musulmans dans l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux amplifient nos actes. Instantanéité, persistance, audience mondiale, effet de mode. Le croyant mesure alors ses paroles à l'aune de cette parole prophétique. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyahmus. Celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Dès lors, un code de conduite s'impose. Toujours authentifier l'information, préserver l'honneur d'autrui et contextualiser les faits. Conseiller en privé, bannir le linkage, sécuriser ses comptes, filtrer son film, éduquer ses enfants. Et si l'on est tombé dans la faute, reconnaître publiquement en son erreur quand le tort est public, supprimer les contenus nocifs, demander pardon, réparer matériellement et moralement, multiplier les invocations et les bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle enfin: Al-Muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Et vraiment musulman, celui dont les œuvres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous accorde la sagesse pour nous comporter avec l'intégrité et bienveillance, à la fois dans notre vie réelle et virtuelle. Puisse-t-il nous protéger de l'orgueil, du mensonge et de la malveillance, et nous rendre responsables de nos actions dans ce bas monde et dans l'au-delà. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نيجي سانت بورم بي تبارك وتعالى سانت بو تولو ak magayam mom borom bi du ko sant bi nga xamantene kenn mënu ko natable du sax mom ndimbal du ko jéggal waaye tamit du làkkot su moom ngir ñu musal ñu si ñaawteefu bakkan ak si ñaawteefu jëf di seede ni képp ki nga xamante ne borom bi tabaraka wa taala jubal na la amul kenn ki nga xamante ne mun na la daal di jubal waaye képp ku borom subhanahu wa taala seetaan maanu tem ba mu daal di sànk kooku amul kenn ki nga xamante ne mun na ko daal di jubanti ni seede ni tamit muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla la waaye tamit yonentam la kon yàlla na xéwal borom subhanahu wa taala di doon di dotteeku si yonent boobu ak waa këram ak ay saxaabam ak képp ki nga xamante ne soo na si yoonu jub ba keroog borom subhanahu wa taala di daal di tukkal li nga xamante ne mooy àdduna mbokk jullit yi lañu xam ni islaam leeral na bépp mbir bi nga xamante ne jullit ñu ngi si daal di yëngatu moo xam mbir yooyu day tax moo dafa aaju si li jëm si wàllu suñuy wax yi ñuy wax wala jëf yi ñuy jëf wala sax comportement yi nga xamante ne dinañ ko am tey kenn gumpale wuñu nekk nañ jamono ji nga xamante ne jamono numérique la nit ki day bind benn message bu ndaw rek xeeb ko loolu message boobu daal di wër li nga xamante ne mooy àdduna ndax lan ndax dañuy nekk monde bi nga xamante ne monde planétaire la ndax boo dugalee dara ci réseaux sociaux yi nit ñi mën nañ ko gis nit ñi mën nañ ko partager nit ñi tamit mën nañ ci def ay commentaires ce qui fait que loolu dafa nekk responsabilité bu rëy rëy ci ki nga xamante ne mooy jullit bi kon jullit bi tey li ñu jamonanteel nga xamante ne mooy lu jëm ci wàllu numérique jullit bi war na sa am ay taxawaay yi nga xamante ne lu ko lislaam daal di jàngal bu ko defee dina mën a aar boppam waaye tamit aar ñi nga xamante ne ñoom la nekkal waaye tamit aar li nga xamante ne mooy société bi waaye tamit aar li nga xamante ne mooy environnement bi nga xamante ne moom la nekk parce que jullit warta nekk benn tooke warta nekk benn jàngoro si li nga xamante ne mooy société lépp li nga xamante ne dafa war a baaxal société rek jullit bi si loolu la war a nekk si loolu la war a taxaw moo tax borom bi tabaraka wa taala dañu teel a wax ni mu ne de ngalawaay bu leen wax waaye bu leen def di nekk si li nga xamante ne amoo leen si xam-xam mooy tey bu ñuy nekkee si réseaux sociaux yi ngalawaay bul jéem a àddu wala di jéem a commenter wala di jéem a dugg si li nga xamante ne leeru la wala li nga xamante ne amul benn njëriñ loolu borom tabaraka wa taala dana ko daal teel a leeral moo tax borom subhanahu wa taala nee na li nga xamante ne mooy si ñuy dégg-dégg si ñuy gis si ñuy xol yowmal xiyaama lépp dinañ ko interroger lépp dinañ ko laaj li nga xamante ne mooy yowmal xiyaama moo tax jamono ji ngay cliquer sa portable jamono ji ngay partager na nga war a bàyyi xel li nga xamante ne mooy si ñetti mbir yi bi si jiitu mooy jamono bi ngay cliquer sa bët bi ngay gis ni ngay cliquer jamono bi ngay partager naka noonu tamit sa cër yi ñu ngi koy xam waaye tamit sa xol mu ngi koy teewlu ci li nga xamante ne mooy li ngay partager xam nga bu baax ndax baax na wala baaxul loolu yépp yowmal xiyaama dinañ la ko daal di laaj kon jullit bi warta bokk ki nga xamante ne di jullit wala ki nga xamante ne moom bàyyi xel boromam subhanahu wa taala bokk na ci mbir yu fréquent yi nga xamante ne dinañ ko daal di gis ci réseaux sociaux yi mooy wax lu dul dëgg dem na ba mu daal di mel ni comme habitude ci ñenn ñi am na ñenn ñi nga xamante ne daanaka tàmm nañu du commentaire wala du wax lu dul dëgg ci réseaux sociaux yi de telle sorte que buñ koy def sax duñ ko tey te xam ni wax lu dul dëgg bàkkaar bu mag a mag la te borom subhanahu wa taala mi ngi tëkku mi ngi sàññi
ñi nga xamante ne dañuy dëkk di sax si li nga xamante ne mooy wax lu dul dëgg moo tax borom subhanahu wa taala mu ne fal najal laanata allahi ala alkaazibin yàlla mu ne li nga xamante ne mooy rëbbam li nga xamante ne mooy sàññeftam nekk na si ñi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne dañuy duñ wax dëgg yal na si yàlla musal yonti yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna al kaziba yahdi ila al fujur nee na li nga xamante ne mooy wax lu dëgg de dafay yóbbee si li nga xamante ne mooy kàccorte waaye li nga xamante ne mooy kàccorte dafay yóbbu li nga xamante ne mooy safara mu ne nit du dañ di wax lu dul dëgg loolu dañ koy bind fa malaaka ya si kaw asamaan kii de waxukat bokk na si ñi nga xamante ne di ñu wax dëgg mooy ñi nga xamante ne ay narkat lañ yal na si yàlla musal dem ba malaaka yi xam ba si kaw asamaan xam ni diw de doomu diw de narkat la mooy du wax dëgg loolu nekk na li nga xamante ne mooy li ñaaw te bokk na si li koy gaaw a joxe mooy réseaux sociaux yi ñu nekk ni ak numérique nga xamante ne jamono bu njëkk ba boo waxee lu dul dëgg mun na yem sa entourage fi nga yem mooy fi nga nekk mais jamono jot yi boo wax lu dul dëgg day wër li nga xamante ne mooy àdduna bi xoolal loolu lu mu toll si li nga xamante ne mooy si ñaawteef moo tax nit ki mun na def benn tweet wala benn rumeur bi nga xamante ne da ko véhiculer rek loolu mun na yàq li nga xamante ne mooy yenn si dundu doomu aadama yi am na ñenn ñi nga xamante ne amaana amoon nañu si yow confiance finalement confiance boobu ñu amoon sax dañ koy daal di wàññi am na ñenn ñi nga xamante ne dañu nekkoon seen ngor nekkoon seen sutura yow nga tuumaal leen wala nga ne waxal leen lu dul dëgg loolu daal di yàq li nga xamante ne mooy seen dund ngir lan ngir benn tweet bu ndaw bu nga def wala benn clic bu nga ndaw nga xeeb ko loolu fekk ni loolu ak musiba la kon mbokk jullit yi nañu bàyyi xel bu baax a baax si jëfandikoo bi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi gannaaw bu ñu xamee ni information yi lu muy dawee nekk na li nga xamante ne mooy lu gaaw a gaaw kon lan moo doon nekk suñu responsabilité en tant que jullit mooy bépp publication bu ñuy def wala partage bu ñuy def war nañu xool ndax est-ce que dëgg la est-ce que njub mu si nekk est-ce que mbaax mu si nekk est-ce que njëriñ mu si nekk bu fekkee ne loolu nekku si nit ki na daal di téye boppam ba bañ ko def naka noonu tamit am na ñenn ñi nga xamante ne dinañ gis ay information yu baax mais lan moo nekk seen mbir moo dañuy jéem a am lu ñu sopp ci information boobu bu ko defee ñu daal di ko lan ñu daal di ko véhiculer loolu tamit façon tappale la façon camoufler la bi nga xamante ni ki ñu koy def làkk li nga xamante ne mooy lu dul dëgg ci ginnaaw loolu tamit ñaawteef la kon jullit ak lu mu mënta gis su mbaax rek loolu da ko war a appuyer warata nekk nga xamante ne dafa war a ñëw daal di yàq li nga xamante ne mooy lu baax loolu mbokk jullit dañu xam ni wax du lu dëgg jooju ngay tasaare ci biir réseaux sociaux yi loolu mën a jural yeneen gàllankoor mën a jural li nga xamante ne mooy yeneen ñaawteef bokk na ci ñaawteef yu muy jural mooy dina yóbbee nit ñi di xas li nga xamante ne mooy doomu aadama yi dina yóbbee nit ñi di xawante li nga xamante ne mooy sutura te loolu ko waral mooy ñàkk wax dëgg bi nga xamante ne tasaare nga ko ci biir réseaux sociaux nit dina gis dara loolu yóbbee ko ba muy tuumaal nit wala du ko xas wala du xàlli li nga xamante ne mooy sutura ci sababu benn wax dul dëgg jooju rek nga tasaara ci réseaux sociaux yi parce que nit ñi seen mentalité ku nekk li ngay xalaatee parce que tollawuñu li nga xamante ne mooy mentalité xoolal ñaawteef yooyu yëpp commentaire yooyu yëpp nit ñi di def yow bàkkaar yooyu yëpp yow yaa ko sabab ngir lan ngir ñàkk wax dëgg bi nga xamante ne tasaare ngoo ko ci biir réseaux sociaux yi te borom bi subhanahu wa taala dañuy tere li nga xamante ne mooy xàllante li nga xamante ne mooy sutura waaye tamit di xasante waaye tamit di def lu ñaaw jëmale ko li nga xamante ne mooy suñu biir rawatina lu jëm ci wàllu jëw comme ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam misaale nee na jëw de bu ñu koy misaal mi ngi mel ni comme ni ko borom subhanahu wa taala waxee nee na jëw de mi ngi mel ni waa ji nga xamante ne mbokkam dafa faatu bu ko defee mu koy jëfandikoo di ko daal di lekk loolu nekk li nga xamante ne mooy lu ñaaw yoon saa salaam bu muy
firi li nga xamante ne mooy jëw mooy nga daal di tuddal sa mbokk julit li nga xamante ne mooy bëgg ko bu fekkee ni lu nga ko tuddal dafa nekk si moom mu ne boobaa loolu mooy li nga xamante ne mooy jëw waaye bu fekkee ni nekkul si moom boobaa dañ ko daal di duulal mooy dañ ko daal neral te loolu nekk na li nga xamante ne mooy bàkkaar bu rëy rëy yam si yàlla musal kon mbokk julit yi julit dafa war a téye boppam si li nga xamante ne amul ko njëriñ julit dafa war a téye boppam si li nga xamante ne day tasaare ñaawteef yow ni ngay xër di yàkkamti di tasaare ñaawteef lu ko raw nga war a def ngir tasaare lu baax ngir tasaare lan lu baax mais dafa mel ni jamono ji nit ñi dañuy gën a xër gën a yàkkamti si tas lu bon que tas lu baax te loolu boo xoolee seytaane ma li si daal di lan ma li si daal di xirtal li ngay yàkkamti di wàññi sutura sa mbokk julit loolu mu war a lu ko raw nga war a def ngir jéem a aar ngir jéem a kiir li nga xamante ne say mbokk julit beneen dénigré li nga xamante ne mooy lan mooy suturam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax bu yéeme mu ne képp nga xamante ne day lay sutura mbokk julitam loolul borom subhanahu wa taala dina lay suturam li nga xamante ne mooy yowmal xiyaama bis bi nga xamante ne ñëpp a bëgg am li nga xamante ne mooy sutura kon mbokk julit dañuy góorgóorlu lu suturaal suñu mbokk julit donte gis nga ko mu def naka su dul noonu kooku boo ko mën a conseiller wala boo ko mën a wax lu baax wala yónnee ko lu baax def ko moo gën ngay yàkkamti di tas ay ñaawteef si moom moo xam ay photo la moo xam ay commentaire la moo xam ay bind la da ngay gis ni nit ñi tey dañuy yàkkamti di tasaare li nga xamante ne mooy lu bon yooyu yonent sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy wax ba léegi nee na yéen jullit ñi ngalawaay bu leen iñañante seen biir bu leen yéenante lu bon ngalawaay bu leen bañante seen biir waaye ngalawaay bu leen dëddoonte seen biir di wanante ginnaaw waaye na ngeen nekk ay mbokk na ngeen nekk ay frère di jàppalante loolu nga war a nekk kon lépp li nga xamante ne yaa ngi koy gis ñu teg ko sa deru mbokk julit ñu tuumal ko dara si biir réseaux sociaux yi yow lan moo war a nekk sa taxawaay booy dem ba ñàkk bañ a wax du commenter na nga commentaire bu baax na nga wax li nga xamante mooy lu positif na nga wax ne ah digu de xamaluma ko lu dul lu baax peut-être njumte moo tax mu def lii wala nangam pour jéem a rafetal mais da ngay gis ni tey commentaire yu bëri da ngay gis sa mbokk jullit ñu tumaal ko dara nit ki day yàkkamti commenter gën a renforcer li nga xamante ne mooy ñaawteef boobu diw de xamoon naa ne nii day def parce que yàlla xam ne ni bu ñu xooloon yow xamaloo ko dara kon bëri waaye ne ay nit ñu yàq seen dund wala ñu yàq seen ngor wala ñu yàq seen dignité si à travers li nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi kon mbokk jullit yi loolu nekk na li nga xamante ne mooy lu day waar loolu te jullit ji war si bàyyi xel yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit daal wala war a nekk taxawaay man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut mu ne képp ki nga xamante ne gëm na yàlla gëm àllaaxira gëm ne bis na ñëw mu taxaw si kanam borom bis na ñëw wala rendre compte borom subhanahu wa taala mu ne kooku de lan moo war a dara rek yonent saa sallam ne kooku lan moo war a nekk taxawaay mooy na nekk nga xamante ne day wax yiw wala mu noppi nga wax ni yiw lu baax booy dem ba waxal lu baax bu demee ba sa xol mayu la nga mën a wax lu baax am nga su plein droit nga noppi mais bul jéem a commenter lu bon wala jéem a tasaare lu bon boobaa day nekk li nga xamante ne mooy bàkkaar te boobaa kenn xamul bàkkaar jooju fu muy jëm parce que ñi dañ koy tasaare keneen ñëw ko du ko commenter parce que am na ñenn ñi nekk si biir réseaux sociaux yi lan lañ yàkkamti gis lu bon rek pour ñu mën ko tasaare am ñenn ñi nga xamante lan moo nekk seen liggéey guddeeg bëccëg mooy gis fi ñuy dénigrer nit wala gis lu bon ni yàkkamti du tasaare loolu am ñoo xam ne loolu rek moo nekk seen liggéey kon yow mi nga xamante ni yaay jullit yow mi nga xam ne yaa bëgg a jege sa borom yow mi nga xamante ni yaa bëgg àjjana war nga góorgóorlu ba maytu loolu bañ a bokk si ñi nga xamante dañuy tasaare lu bon kon mbokk jullit yi côté boobu war nañ si góorgóor bu baax kon jullit bi war na am ay taxawaay yu am solo si réseaux sociaux yi bokk na si mooy nit ki à chaque fois information bu ko dëkkalee na daal leerlu comme que borom subhanahu wa taala waxul na nga dem si plateforme yi wala si xool si site yi nga xamante ne ay sources yu baax la nga xool information yi ndax information wér na wala wérul même bu fekkee ne information wér na sax nga gis ki benn dénigrement ayibal bi ñu ayibal sa mbokku julit yow bul bokk si ñi nga xamante ne dañuy tasaare loolu yow xamal li ngay xam nga daal di toog mais bul bokk si ñi nga xamante ne
dañuy gis information xam ni information bu wér na daal di ko lan daal di ko tasaare. kon ñi nga xamante ne sax vérifié wuñu sax authenticité li nga xamante ne mooy information bi ñu koy tasaare ñooñ moom kenn waxatuñ ko yow boobaa yow moom daanaka buñ doon wax daan ñaari daan ngay am parce que non seulement yow vérifié woo information bi mooy am nga njott bu ñaaw sa mbokk jullit ba pare nga daal di tasaare li nga xamante ne mooy ñaawteef boobu. beneen taxawaay bi mooy nit ki war na góorgóorlu ba di préserver li nga xamante ne mooy honneur u mbokkam daal di ko vraiment daal di ko suturaal waaye tamit daal di ko wax lu baax. beneen bi si topp mooy si taxawaay ba léegi mooy nit ki bu fekkee ni gis na ñaawteef si mbokk jullitam wala leneen wala safaan bi bu fekkee ni mën na ko conseiller wala bu ko jox ay orientation mu def ko. beneen bi si topp mooy bu fekkee ni gis na moo xam compte am yi moo xam Facebook bi wala TikTok bi wala beneen réseau social mu gis yi mbir yi day waar te amaana sax nit ki faatu na bu yàgg wala génn àdduna bu yàgg wala sax moom am na ñenn ñi nga xamante ne xamuñu dara si plateforme yi ñoom dañ koy jëfandikoo nii mais xamuñu dëgg-dëgg lan moo nekk si ginnaaw. kon yow mi nga xamante ne yaay mbokkam wala xaritam wala jegeñaaleem nga gis li nga xamante ne mooy safaan boo ko mën a laay biir nga laay biir ko boo mënee sécuriser compte am nga sécuriser ko bu ko defee moom bu ko defee lépp li nga xamante ne dafay tilimal deram lépp li nga xamante ne dafay day tax nit ñi gën ko bañ a gën ko di tilimal li nga xamante ne may deram nit ki bu ko defee mu daal si taxaw. mbokk jullit yi yoon sallallahu alayhi wa sallam wax bu am solo si benn xadis bu am solo di résumé jullit nan la war a mel. mu ne al muslim de man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi mu ne jullit dëgg de bu ñu ko waxee mooy kan mooy ki nga xamante ne mooy jàmmal jullit ñi si làmminam ak loxom. jullit bu ñu ko doon wax dëgg-dëgg nga xam ne kii jullit piir la kii jullit xakkan la comme ni nga ko waxee mooy ki nga xamante ne dafa jàmmale ay mbokkam si làmminam ak si loxom. tey bu ñu ko doon wax mooy si làmminam si réseaux sociaux yi si médias yi làmminam mu sàmm ko ba lépp li siy génn mu nekk li nga xamante ne mooy lu baax. naka noonu itam loxom lépp lu muy tuuse lu muy partagé lu muy bind léppam no def de telle sorte ko lu baax rek moo si daal di génn. kon jullit dëgg mooy ki nga xamante ne moo am melokaan yooyu moo am jukko yooyu. yal nañu yàlla boole si jullit yooyu yal nañu yàlla boole si jaamam yi nga xamante ne dañuy sawar loolu si tasaare lu baax lu yomb borom bi tabaraka wa taala yal na ko yàlla def. rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab qum ila salatikum yarhamkumullah.